nañu fichier bi numéro carte d'identité bi moom mooy li nga xam ne dafay feeñ ci ñëpp pour gàttal ñi nga xam ne ay jàmbur lañu jóge bitim réew ñun ñu tànnoon leen pour ñu càmbar fichier bi nee nañu fichier bi baax na mun na dem élection demoon na élection mën na demaat élection même bu dee nag am na yu tuuti ay rëq-rëq yu nga xam ne war nañ ko mën a defar mais comme liggéeyu nit la liggéeyu nit mënta ñàkk mu am li nga xam ne mën nga cee yokk may fàttali rek li indi càmbar fichier boobu opposition bi ñuy commencé dialogue bi ñoom ñoo ne woon bu ñu càmbarul fichier bi ñoom du ñu demati ci benn élection ñun sax fàttali nañ leen ñun majorité que ci 2018 xooloon nañu fichier bi ba li ñu jàppoon mooy fichier bu baax la waaye comme ñun suñu président coalition di président Macky Sall moo woote woon dialogue te kuy woote dialogue vraiment te ñu fal la lu ëpp 58% nga ne 58% ñu fal la nga ne leen kaa leen ñu waxtaan mais jàmm ngay wut renforcement démocratie ngay wut ñu ne leen même bu dee ñun gëm nañu fichier bi baax na bu dee lool ngeen bëgg d'accord nañ ko ñu commencé foofu kayit bi nga xam ne bind nañ ko ñu koy woowee terme de référence opposition bi bokk na ci mën naa ne sax lu gën a bëri ñoom ñoo ko bind ndax ñoom ñoo amoon lu ñuy ñaxtu bi ñu ko bindee ci bitim réew li ñuy woowee appel à candidature lañ def sur le plan international ñu laaj àddina bi ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañu def liggéey boobu te ñu mën koo def nañu bindu ñun opposition bokk na ci ñu def ko ba jël ñeenti nit yi nga xam ne bitim réew la ñu jógee ñu ne leen càmbaral leen ñu fichier bi def nañ fi ñetti weer génne résultat ne fichier bi baax na moo tax bu opposition bi tey jii ne d'accordul ci résultat yi daf ñuy xaw a jaaxal parce que ñoom ñoo ñu indi ci situation bi ñoom ñoo tax ñu élection yi tardé ñoom ñoo indi report yi tey jii ñoom ñooy wax d'accorduñ ci fichier bi te sax li ma ci résultat yi te li ma ci yokk mooy ci ñetti weer yi fi auditeurs yi def semaine bu nekk gisante nañoo ak ñoom ñu wax ñu fii la ñu yem ci liggéey bi ñu ne leen nii lañ ko xalaate mënuloo nag bokk ci yëf yow yaa bokk ci ñu ko tànn bokk ci ñi bind kayit yi bokk ci ñi nga xam ne yaa leen doon xool bi ñuy càmbar ba ñu génn résultat nga ne résultat yi baax loolu yenul maanaa ñu yaakaar ne loolu nag dañ koy laaj suñu xaritu opposition bi loolu ñuy def noonu dañu yaakaar ne xanaa dañoo xamul wala dañoo juum wala rek en fait dañu am taxawaay bi nga xam du taxawaayu responsable wala boog dañoo ragal a dem élection parce que nag élection yi reporté nañ ko ñaar ba ñetti yoon report yi dafa doy ma ne ñoom ñoo jël avance nañu ni sëgg bëre parce que loolu moo fi xew fi mu toll di ci yokk rek am na ay chiffres yi nga xam ne ñoom wax nañ ko bëgg a jaxase xelu sénégalais yi ñuy gëmloo nit ñi ne dafa am ay ñu bees ñu bindu loolu amul fenn auditeur bi mu wax mooy defar nañu ay carte parce que pour nga mën a bindu dugg ci fichier électoral day nekk rek li ñuy woowee bu amee révision soit moom révision ordinaire code électoral bi li mu prévoiroon révision ordinaire toujours février lay dem ba juillet wala révision exceptionnelle bi élection présidentielle yi jeexee ba tey amu fi révision exceptionnelle donc kenn binduwul ci fichier bi ñoom loolu ñuy wax ay sos la ñooñu ñuy wax dañoo defar seen carte ndax tey jii ku soxla woon carte d'identité amuloo ko am nga droit dem ci commissariat ñu defal la carte d'identité mais carte d'identité boobu bu génnee du am benn donnée électorale doo ci gis bureau de vote doo ci gis centre de vote doo ci gis dara waaye it tey jii ki nga xam ne sa carte d'identité réer na wala jotoon nga ko gis photo bi fulu wala mu am sa erreur bi nga xam ne def nañ ko am nga droit dem demander carte d'identité mais comme li tubaab di wax base de données la bu doon bindu woon nga ba ñu ci biir sa bureau de vote nekkoon ci di nga ko gisaat mais nañu jàpp ne fichier électoral bi élection présidentielle jeexee ba tal benn nit dugg ci amul benn inscription bu bees mooy loolu il faut ñu wax ko mu leer sénégalais xam ko ne opposition bi la muy wax ay soosi neen la dara amu ci fichier bi ñu fi bàyyi woon moo fi nekk te amul benn inscription bees bi nga xam ne moom lañ def loolu nag day firndeel ne rek ànd nañu ak ñoom di liggéey ñu ñëw ci dialogue politique bi amoon nañ taxawaayu responsable mais fi mu toll seen taxawaay bi ñu indi lu bees la ci ñoom du taxawaay bu rafet en tout cas dinañu continuer liggéey ak ñoom ndax ñun comme renforcement démocratie moom moo tax président Macky Sall di yëngu parce que comme ni mu leen ko waxee ku ñu fal nga am plus de 58% nga woo leen ne naam man la ñu fal waaye ñëw leen ñu waxtaan ci nan la ñuy doxale réew mi mais day xaar am opposition bi ñuy woowee une opposition responsable. beneen poñ bi nga xam ne moom laay jeexale mooy parrainage bi professeur Ismaïla Madior Fall wax na léegi ci wàllu waa CEDEAO tribunal bi li mu wax mais ñun ci biir dialogue politique bi dañ ko defoon benn poñ parce que dañu dem élection pour la première fois moom parrainage
bi ñu yaatal parce que parrainage yàgg na fee am mu ngi koy fàttali 1963 ba léegi parrainage nag ci suñuy kayit mais candidat indépendant yi dong ñoo doon soxla parrainage léegi bi ñu koy yaatalee ci parti politique yi jëfandikoo ko 2019 ñu ne auditeur bi comme jàmbur lañu te dañuy càmbaral leen ñu parrainage bi ñu càmbaree xool ñoom li ñu jàpp mooy parrainage bi du lu bon waxuñu ne génne leen parrainage bi li ñu wax mooy ni ñu ko doon defee nañu xool pour mën ko yaatal gën ko defaraat mu gën a ñoŋ ci boobu la ñu proposé ne comme ñun parrainage citoyen la ñuy def mooy électeurs yi ñoom ñooy parrainer candidats yi nañu ko yaatal ba candidat bu ko bëgg bu munee am benn nombre députés yi ñu parrainer ko wala mu mën a am conseil yi nga xam ne dañuy nekk ci biir dëkk bi ñu mën ko parrainer bu ko defee mu am parrainage au choix ku bind loolu nag daf lay won ne parrainage bi du lu bon ndax candidature yi mënuñu ko bàyyi noonu 2019 bi ñi jël si woon fiche parrainage bi 139 la ñu téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo jël si woon kayit ne dañu bëgg a nekk candidat est-ce que mën nañoo organiser élection présidentielle ak lu ëpp téeméeri candidat loolu mënta am loolu moo tax parrainage bi pratique la bu baax bi nga xam ne dina mën a gën a dëgëral démocratie naam d'accord nañu te ñu ngi ciy waxtaan ci commission politique bi ñu mën koo gën a defaraat ndax lu bees la woon ci li ñu ko yaatalee lu bees la woon ci élection fii mu toll nag mën nañu jàpp ne auditeur bi d'accord na ak ñun que ne mën nañu ko yokk mu gën a baax mais waxul nañ ko dindi. loolu daal ci li gàttal mooy li nga xam ne la ñu wax ci français du ma leen sonal nag ci chiffres yi ndax dafa bari mais nañu jàpp ne fichier bi baax na fichier bi amul doublon kenn binduwu ci ñaari yoon amul bureau fictif amul ki nga xam ne amul ay bureau yu ñuy denc fële ci ruq ay jàmbur a ko wax te jàmbur yooyu ñun ñoo leen tànn xool seen profil ñu liggéey ak ñun ñetti weer semaine bu nekk ñu gis leen bu ñu génnee résultat ñëpp nañ ko war a nangu coow fichier fi mu toll war na fee jeex bu dee ñoom nag bëgg nañ dem élection nañu préparer ndax dem élection moo jot maa ngi leen di sant leen gërëm wasalaam